asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen suñu mbokki Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq dellu si di waxtaan ak yéen ci ñaari mbir muy mbiru Sénégal ñun politique ñu waaye nag ci réew mi lañ bokk te gis nañ jamono toll na foo xam ni ñëpp war a joxe seen xalaat muy nitu diine yi nitu xam-xam yi scientifique yi ñëpp nga war a joxe seen xalaat xel du doy la wala fa wax te ñi jiite réew mi ñun lañu yàlla ñoom la yàlla nattu ñu jiituñu ñun tam ñun la yàlla nattu ñu jiituñu ñoom lépp nag yàlla nga ko jaar ci xeet wi kon bàyyi xeet wi xel am na solo liñ ciy jëkk a wax nag mooy li ñuy wax ci Sénégal mooy réew mi ñoo ko bokk ñun ñëpp toujours nag yàlla day am ñu mu jiital loolu moom kenn mënu ko bañ foo toll ñaar bu ñu àndee sax il faut kenn jiitu donc waxuma la réew ñi yàlla nattu ba ñu jiitu réew mi ndax sàkku nañ ko waaye lu rëy la ndax askan soo ko jiitoo da ngay bàyyi xel ci askan wi ci surtout ñi néew doole waaw dañ ci ñëw bu soob yàlla dañuy jëkk wax ci Sénégal bu ñu paree wax ci médecine traditionnelle africaine et en particulier sénégalaise dañ ci waxtaan ndax jamono dafa dem ba yàlla dafa def ñun ñu bokk ci ñi jiite kuréel yi nga xam ne ñoo ŋànk médecine traditionnelle ci Sénégal donc te liñ koy fañ ko teg ëpp na loolu fa ñu teg médecine traditionnelle fa ko état teg ëpp na loolu donc dañ ci ñu waxtaan ci pour xel jox leen suñu xel ak suñu xalaat ba lépp loo xam ni gis nañ ko luy defar réew mi ñu wax ko ñu yokk loola bu fekkee lu yàq nañu wax ko ñu fexe ba moytu loola loolu rek moo baax waaw kon ñu jëkki ci Sénégal par exemple bala ngay wax da ngay def état des lieux Sénégal yàlla def mu nekk ci Afrique de l'Ouest bokk ci réew yi gën a influent ci Afrique sax way laay wax ci wala ci monde bi yàlla fi def loolu barke maam yi baax yi dafa am fu ma daan waxtaane ci yenn rajo nag su ma waxee mag ñi baax ñi ngeen xam ci ñi fi jiitu muy maam Cheikh Omar Fouti Tall par ordre chronologique maam Cheikh Omar Fouti Tall yal na yàlla yokk leeram ak nitu yàlla yi mu fekke woon yëpp waaye moom yàllaa ko fësaloon ci côté yëpp ci Afrique ci monde bi maam El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu yal na yàlla yokk leeram moom ñi fi fekkoon maam Sëñ Touba yal na yàlla yokk leeram ak ñi fi fekkoon maam Limaamu Laay yal na yàlla yokk leeram ak ñi fi fekkoon maam Ablaye Niass yal na yàlla yokk leeram ak ñi fi fekkoon maam Amadou Ndaak Seck ak ñi fi fekkoon yëpp yàlla yërëm leen dugal leen aljana yàlla boo leen ci njabootu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñun tam yàlla defar suñu mbir defar suñu réew ci seen barke ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sénégal bu mel ni mel maam yu baax yooyu ak yeneen maam yoo xam tudduñu leen ay ñoom maam bu Kunta ak ñëpp ñooñu ñëpp dañu bokk ci ñi nga xam ne contribuer nañ ci paix Sénégal c'est-à-dire jàmm Sénégal ak yokkute gi yëpp donc ñu ngi sant yàlla di ñaanal suñu maam yooyu yàlla yokk seen leer ta suñu seen barke te taxawu seen njaboot seen ginnaaw yal na yàlla taxawu Sénégal ci seen barke yàlla nga koy def yal na ko yàlla yokk donc ñu ñëw ci Sénégal par exemple indépendance ni mu ñëwee dañ ko négocier ak tubaab yi ak Senghor ba lu ci bari jagalul woon Sénégal lenn rek la am kii mooy jàmm ji ñu ñëwee am nañ ko ci jàmm boo xam ni wute nag ay Algérie ak ay nga xam ñooñu dañ jóg ñu bari faatu ci état des lieux la ñuy def mooy Sénégal bi indépendance amee ba pare Senghor ñëw lan la fi Senghor fekk lu mu fi bàyyi lu fi Abdou Diouf fekk lu mu fi bàyyi lu fi Abdoulaye Wade fekk lu mu fi bàyyi Macky Sall lan la fi fekk ak nan la ko war a defal Senghor bi mu ñëwee daf fekk fii ay ressources naturelles muy ñun suñu phosphate bi baaxoon gënoon ci phosphate yi en Afrique nga xam ni weer bi ñuy wax Duralex ci lañ ko doon defaree bu njëkk
ñu baraade ko ay Afrique du Sud yëpp loolu Senghor yàq-yàq yi mu def bokk na ci loolu waaw tey ba li mu mel nii 3% la ci 2% la ci Sénégal doon am ba entre 1973 74 Senghor entre 70 74 Senghor nationalisé maintenant société yooyu yëpp ñoo am ca 40% ba léegi gars yi ñoo 40% lañ ci am ba booba compagnie des eaux et électricité de l'Ouest africaine CEAO ñu dal koy nationalisé en même temps def SONES ak Senelec après ñoom Issa Diop loolu lu jar a xam la ñu dem yàlla def ñu am ay or ñu am or lépp lu fi am rek population war nañ ko yëg surtout pauvres yi ñi nga xam dañu néew doole war nañ ko yëg ci seen dund ci taxawaayu état ba koy gérer or bi ñu bari xamuñu ni 3% lañ ci am parce que yëguñu ko waaw yëguñu ko xamuñu nu mu demee ñi xam na mu demee di ci dund bàyyi yeneen sénégalais yi loolu yal noonu ci Yàlla musal loolu moo am waaw kon nuñ ko waxee rek c'est-à-dire société yi am yi nga xam di Senghor daf ko fi bàyyi muy yu mel noonu ci ressources naturelles yi muy suñu phosphate bi muy suñu or muy le marbre ak Kédougou côté yooyu yëpp Sénégal négocié wul ba am ci loo xam ne ba ñi néew doole dañ ci gis seen bopp loolu nag mauvaise gestion la ci réew moi je crois que loolu il faut ñu xoolaat ko bi gën a garaaw mooy gaz bi ak pétrole bi parce que réew yi ko am ci lañ yàlla jaar ba développé leen seeni nit am jàmm ci saayir ak ci baatin mooy ci wér gu yaram ak ci seen dundin nan lañ koy defee mooy par exemple gaz ak pétrole bi kenn waru ko jox benn pays di ci am ay pourcentage wala nangam bàyyi ko muy gérer di dem ak ñëw def lu ko neex day woo réew mi ko man attan ko pour fii ba 50 ans Sénégal ñi nga xam dañ néew doole commencé ci baykat yi ak ñi nga xam ni ils ont moins de 100 000 francs ou 150 000 francs par mois ñu xool leen ci réew mi seet jafe-jafe yi ñuy jànkonteel yàlla ñu dimbali leen ci taxawaayu gaz bi ak pétrole bi li bi moom mënuñu ko toppandoo ndax moo ñu ëppoon doole waaye nag joxe na exemple moom Kadhafi na ko yàlla yërëm lan lañu man mooy état doo jaay si doo jox sa pétrole ni jëlal 10% ma jëlal 90% ma jël 10% parce que au moins moyen pour exploiter ko pétrole mooy moyen c'est-à-dire réew yi ko am ba avant ñuy am pétrole amuñu dara commencé ci arabe yi mais bi pétrole bi ñaay parce que désert la woon bi pétrole bi génnee moom moo fexe ba jox leen doole loolu nag kenn du ko yor di ko bazarder ñun politique guñu dañuy politique sax politique parce que ñun fii Sénégal en majorité islam la ak chrétien ay musulman fi nekk chrétien donc lépp ci dunduk doomu aadama dunduk jullit jihaad la donc lépp politique la yonent bi sax da doon politique waaw parce que noonu la géré woon Médine noonu la géré woon Makka noonu la géré woon arab fu mu nekkoon donc moom mooy suñu exemple donc kon ñëppay politique àll ku nekk nag à ta manière li ñu gis ci politicien Sénégal nag lu ci bari dañ koy déplorer mooy ñu ngi leen di ñaan ñu changer comportement bàyyi saagante yi bàyyi xastante yi te di joxe ay idée ku yéegal di nga bëgg loolu bu fekkee ne dañ lay jox idée te doo ko diglu nag kooku moom beneen affaire la parce que nga naan waaw su ma ko defee dañ naan diwa ko wax loolu moo ñu yàqal lu waay wax lu baax te nekk ci ba ñuy ràññale ci politique comme ni ñu koy wax fii bi d'une façon péjorative parce que politique gu Sénégal moom beneen affaire la ka fa ne danaan du ma ko def parce que ñi ko wër ñoo leen defal du ma ko def parce que su ma ko defee dañ naan diw moo tax parce que diwa ko wax loolu nag war nañ ko teg fële ba ku waa joxe idée bu baax ñi fi nekk réfléchir ci njiit la bala ngay def dara nga def say réunion de coordination toog waxtaan li ci baax ñu jël ko li ci baaxul ñu teg ko ci à côté loolu mooy développer réew fii boroom xam-xam bari na ci réew mi
ñu bari foogu ñu ñenn ñi mais yàlla may na leen xam-xam wér ci gérer dëkk ci gérer réew ñu toog ni xum toog mais nag li ñuy gis neexu leen parce que xam nañ du dem kon ñu xoolaat mbir mi bu baax a baax a baax a baax normalement pétrole bi feeñ ak gaz bi war na tax ñuy aspirer à la gratuité des soins médicaux et des factures d'eau pour les pauvres, c'est-à-dire pour paysans yi ciy jiitu ak ñi nga xam ne amuñu 100 000 francs de revenus par mois ci réew mi on doit aspirer à ça waaw li bi lim doon def dafa mënoon macha allah waaye nag ku nekk rek da ngay commencer ci la nga man yàlla di indi xéewal ñuy commencer ci la ñu man donc ñu ngi ñaax gouvernement bi ñu xoolaat li ñuy def ñu xam ni réew mi ñëpp ci bokk wax rek ngeen da ngay politique déedéet da ngay sàmm li nga am mooy réew mi dañ ko dénk nit donc bu dénkee ay nen nit mu yanu ko di dem te nga xam ni boo ko toppee di ko jàppale du daanu du toj di foog nga jàpp ci di wax di def pour mu bañ a daanu waaye bu ñu la nee defal ni nga ni dañ kii dafa bëgg a nangu li ma yor noonu loolu du dox waaw ñëpp am droit wax saagaante nag baaxul xastante baaxul mais wax ci yiw ku am loo xam lu baax ci réew mi wax ko nitu diine yi ñoo ci war a jiitu parce que yàlla leen may loolu yàlla leen may nit yi yàlla leen dugal ci xolu jaam yi muy jullit yi muy chrétiens yi ñaari diine yi ñoo fi am waaw léegi kon nañ leen jox respect leen laaj ñoom tam ni ko maam yi daan defee benn exemple dañ ci maam Abdou ni mu daan def yal na yàlla da baax yal na yàlla yokk leerantaa suñu barkeem daawul xas kenn waaye day wax dëgg ba nga xam ni yow mi nga xam ni yaa ngi def di nga xam ni yow mii war nga changer comportement ndax moom tere na fi ak feccu lambada moo dem ci Abdou daf ko ñaan au lieu mu xas sax déedéet dafa dem ñaan ni ko li ñu ma wax de day ko wax rek ne ko lii baaxul mu ni baaxul ñu dindi ko dindi Abdou dindi waaw yooyu yëpp ak yeneen yoo xam ni loolu nitu diine dafa am wàll ci réew mi ndax yàlla leen may ñu leen di déggal donc ñooñu ku leen xeeb tam xeeb lu rëy loo xam ni loolu moo lay yàqal ëllëg donc nañ ci bàyyi xel te ñi jiite nañu xam ne dañ leen dénk liñ yor ku ci dénk li nga yor nag na nga fexe ba bu ko kenn yàq ko à commencer ci sa njaboot waaw ñi la jige danger bi yëpp foofu la nekk ci ñi jiite Afrique seen njaboot d'abord ensuite ñeneen ñi waaw yal na yàlla xiir leen ci def loolu ba yàlla indi jàmm ci réew mi d'abord liñ fi gis bi taase na ñaawlu nañ ko mooy ragal naa ki jiite réew mi yëgul bu ko yëgee tam lu doy waar la loo xam ni war na ci taxaw ba dootu am mooy répression yi fi amoon di gaañ nit ñi l'armée n'est pas là pour réprimer les gens elle est là pour les protéger pour rendre la vie des Sénégalais vivable c'est-à-dire facile et yëpp taxaw jàmm am fi yaloon yàlla musal ci lépp luy xew ci yenn réew yi ba musiba sax fa yaloon ci yàlla musal donc kenn waru ko sabab kenn warul sabab luy indi aw ay ci réew yéen ñi jiite ngeen ngi topp surtout conseil technique yi li ñu gisee mooy ni ñu gisee mooy kilifa mal entouré ci liy xew ci ni activité ci décision yi génn ci lañ koy xamee lépp loo xam ne da nga koy def boo jiitee réew na nga ci jiite luy wut jàmm luy indi jàmm di ko créer luy dàq aw ay ku la conseillé luy làq luy indi musiba lankal 68 on était là Senghor bi mbir mi tàngee mu jox général Fall ak ñu ko tiré ñu joxe ordre pour ñu tiré général Fall dafa bañ mu woo Jean Alfred Diallo jox ko mu bañ voilà ñooñu vraiment on doit se rappeler ces grands hommes donc ñooñu ay exemple la ci Sénégal ci côté militaire dañu bëgg seen réew loolu lañ bëgg les chefs de la police de l'armée tout ça ngeen xam ne vous avez affaire à un peuple et non à 100 personnes waaw celui qui dirige il est là pour les populations vous devez le protéger en même temps parce que mu jiite mais protéger en même temps les populations yéen ñi war a protéger population bu ngeen jëlee leen dóor yàq ba ñu dee wala ñu gaañu fan la population bi jëm te loolu li muy indi ëllëg yal nañu ci yàlla musal waaw foo gis soulèvement populaire am te nag on sait jamais nit day moytu lépp lu di ay ñi yow mi ngi jiite takk caq yaa koy moytu loolu la mag wala fa wax
mais doo topp ñi lay conseil nga xam ne tey soo daanoo ñu dem ci keneen parce que ñu ànd ak yow yëpp ñu ngi jóge ci ñi fi newoon lañu àndaloon di continuer noonu rek ku fi jóge ñu daw dem ci keneen fi mu ne bala élection 2019 ñu bari démissionné seet ki nga gën a xam ne moo fi gën a xumb rek ñu daal di ànd ak moom kon ku falu tam na nga bàyyi xel ci loolu te léegi ni ma gisee mbir mi ku fi jóge tam dañ la càmbar dañ xool say affaire aussi parce que lii du wéy ku def loo neex jóge fi ñu waaye la nga dem kooku moom ni ma gisee ci réew mi ni muy doxee loolu jeex na kon ñi falu nañu bàyyi xel ci loolu neexaay bi bu ko topp nguur day jayaate milliard ak nguur day jayaate waaw boo ko yoree bu la yàlla dimbaliwul lool nga def loo xam ne ëllëg bu rëccee bu génnee sa loxo rek nga tëdd say guddi yu bari doo nelaw te loolu yal nañu ci yàlla musal ci ñi jiite yàlla not leen ñu def li ñu bëgg mooy li réew mi bëgg baax ci réew mi waaw loolu lañ leen di ñaan tey la ñu commencé waxtaan bi gën ngeen ñu gis ci télé wala rajo dégg ñu ci rajo aussi gën nañ ci donc gis nañu réew mi ni muy demee te mënuñu toog rek di xool li ñu xam ko su néew ñu nëpp xam-xam bari na ci réew mi waaye kenn ku ne am na lu la yàlla may ci benn côté li ñuy wax yàlla li mu wax rek waxtasimu bi hablillahi jamihan wala tafarraqu nañu bokk ànd kenn ku ne li nga am indi ko ci marché bi ku ne li nga am indi ko ñu bokk développer réew mi loolu lañ leen di demander mais nag ñun ñaan nguur gi ñu bàyyi liñ fi gis temps yi moom ñaaw na loolu mooy luy basculer vers la dictature te loolu moom jeex na fii ku ko fi wuta def boo sàggadee mbetteel ngay am dinaa leen 68 sama mbetteel la am ci Sénégal ndax mosul gis loolu waaw 66 du moins waaw 66 68 waaw donc nañ def attention waaw temps Abdou Diouf sëñ Abdou moo def intervention kon noonu kon dëkk bi tas nañu def attention ci ñi jiite nañu moytu xam ni nekkuñu fi woon ana ñi fi newoon dem nañu dañ ñoom tam dañuy dem waaw alhamdulilah donc loolu lañ ci doon wax chaque jour chaque waxtaan bu ñu koy def dañu wax ci réew mi parce que moo ñu ñor ci jaamu yàlla la bokk sàmm sa réew lu ci baax nga wax ko lu bon nga fexe ba ñu dindi ko benn jaamu yàlla gënu ko rëy parce que li am jàmm ci lañ mën a jaamu yàlla ku amul jàmm doo jaamu yàlla nitu diine nañ xam loolu kilifa yi yëpp nañ xam loolu kilifa yi diine kilifa yi aada ñëpp a ci yem na ñëpp jóg di wax ju rafet indi contribution lu ay xam ci luy defar réew mi nga wax ko buñ ko defee sawa yow buñ ko defal tam sa jaan wàcc na te yàlla da lay bindal tuyaaba loolu lu am solo la waaw ngeen ñu baal ñu àq ci wax ji day commencé nii réew mi ñëpp a ci bokk ñun politique ñu dañuy politique sax comme li ma wax parce que dañuy seetaan kenn yàq suñu réew ñu toog di seetaan te am luñ ci mën a def waaw am na luñ ci mën a def waaw am na lu ma fàtte mooy médecine bon maa ngi ciy ñëw léegi ci médecine traditionnelle bi kon loolu lañ ci ñambaas nii lañ daan waxtaanee ci rajo yi daan waxtaan bu jëkk nga xam dañuy ñëw wax ci réew mi tolluwaayu réew mi luñ ci xam ci lu baax ñu wax ko loo xam ni xam nañ buñ ko defee muy baax ñu wax ko noonu lañ daan def noonu la ñu commencé léegi di ko def fii ci di ko dugal ci réseaux sociaux yi ci internet bi pour ñëpp jariñu ci léegi nag ñu dugg ci domaine deuxième volet bi mooy médecine traditionnelle yàlla ba mu bindee nit da ko jox ay jumtukaay bi ginnaaw ba nga ko sànnee ci àdduna bi muy ne maam Aadama ak Hawa ci àdduna ñu war a jurante ba créer des nations yàlla daf leen jox protection xel aussi moo xam ni jox ko kenn ni ko nag yaay sama xalifa ci kaw suuf tu vas gérer l'univers à ma place lu rëy nit mission bi mu am malaaka amu ko jinne amu ko kenn amu ko doomu aadama la ko yàlla may mooy yaay sama xalifa yow doomu aadama ci kaw suuf et tu vas gérer l'univers à ma place fi mu ne nii nu ñuy gérer univers bi créer ay bomb ci xam-xam bu yàlla joxe rey nit ñi di attaque ñi néew doole réew yi am doole di dominer réew yi amul doole yàlla waxul loolu donc ñun ñoo war a xoolaat suñ bopp pour fexe ba se conformer ci li yàlla bëgg mooy bu ñu ko defee rek dem am jàmm waaw bu ñu ko defee am jàmm waaw
yàlla moo ni maa leen bind moom leen gën leen a bëgg seen bopp gën leen a jige seen carotide mooy seen sëdditu baat maa leen gën a ci donc yàlla dara ump ko te ni na moo ñu gën a bëgg suñu bopp te wax na dëgg ki la créé te la fayoo ko dara defoo ko dara ak li mu defal nit li mu defal doomu aadama te doomu aadama la defalu ko dara parce que lépp yàlla la kon ñu bàyyi xel suñu borom aussi waaw kon médecine traditionnelle yàlla dafa def maam yi suñu maam yi ñoo nu bàyyil xam-xamu faj bi leen yàlla mayoon ñuy faj ci ndoxu géej suuf si li ne ci suuf si muy garab yi xeer yi bayuma yi yëpp mos nañ dañ saan waxtaan yàlla may nit xam-xam boobu pour mu gérer l'univers yàlla lu mu wax da koy dëggal kon nit mooy gérer l'univers temps yi nag ni mu koy gérer musiba la waaw donc ñun yàlla may suñu maam yi xam-xamu faj yàlla ku mu bind rek dina la jox looy fegoo ak looy fajoo loolu la yàlla defal maam yi mu ne xéwal bu rëy ñu koy donnante di ko donnante ba ci suñu jamono ñun ñii mu nekk yi bu yéeme boo xam ni tubaab bi indi nañ fi médecine moderne ñu ñëpp d'accord ci parce que am na njariñ lépp yi alalu yàlla la waaw lépp alalu yàlla la lépp alalu yàlla la ndax yàlla mu ngi xamal ay Hippocrate gaa yi bu ñu leen di xamal ay médecine ay fidi ak fajkat yëpp ñu leen di xamal xam-xamam la jël jox leen bind leen jox leen ko baaxee ko xeet wi donc lépp yàlla la kon lépp baax waaw léegi nag dañ dem ba médecine traditionnelle bi am ay yàqu-yàqu yu bare yoo xam ne vraiment ñëpp a ngi koy regretter ndax ku seetaan ci médias yi ak réseaux sociaux yi da ngay yéemu waaw da ngay yéemu créé nañu fédération ñu ngi dem ne état ci boppam moo waxul dara moo yënguwul ay plus de 15 ans ñuy demander un cadre juridique c'est-à-dire une loi qui réglemente cette médecine ñuy def di xeex ba état proposé ko mu war a de waa sa assemblée war ko wote ay médecins jóg yoo xam dañu war a ànd ak ñun te bu njëkk dama déggoon ñu daan ànd ak ñun di contre li xew ci médecine traditionnelle les gens n'ont pas compris da yàq-yàq yi médecine traditionnelle def actuellement loi ñun ñi nga xam bu loi bi génnee ñun lay contraindre ñu demander ko nga xam ne bu ñëwee ñun lay sonal ñu demander ko mu dem ba ñu proposer ko ñi nga xam ni ñoo bokk lu ñu bëgg ci réew mi mooy fexe ba nit ñi wér ñu taxaw contre loolu kon lan moo tax ñu contre loolu tout le monde doit se demander cela ñi jóg di contre loi bii na créer un cadre juridique pour réglementer la médecine traditionnelle waa Sénégal je ne sais pas man dama xamul lu xew war na tout le monde doit se demander ceux qui sont contre cette loi lan la lu tax ñu contre ko waaw lan moo tax dem bay jàppale si médecine bi c'est une médecine criminelle lu leen wax nañ ko te ñi leen di déglu xam nañ li ñu wax du dëgg mais ñun xuloowuñu duñu xuloo duñu def dara mais nag dëgg gi mu ngi fi OMS ay milliards la dépensé pour faire l'étude parce que leen jaaxaloon lu tax ñëpp riir wuti médecine traditionnelle ils ont dépensé des milliards ñu def étude gis ni en Afrique en particulier au Sénégal plus de 85% des populations ba la ñuy dem seeti médecin moderne dem ci seen papay koñ mooy médecine traditionnelle dem ci fajkatu cosaan yi donc mu nekk secteur bu grave boo xam ne état waru ko bàyyi fenn parce que danger ba ciy jógee kenn mun la ko wax waaw c'est que ku dee doo net li donc moom mais li ñuy rey ci ay nit dafa bari donc ñu indi ñun ñuy xeex ñi nga xam ne gis nañ ñun normalul ñu xeex pour ñu indi un cadre juridique une loi qui va réglementer cette médecine là am ñu jóg ñu bokk domaine bi ñuy faj ñu jóg contre loolu te dañuy remarquer ni bi ñu defee seen sortie la loi a été bloquée au niveau de l'Assemblée donc ce qu'on a remarqué mooy dafa mel ni suñu état ñu minorité boobu wax moom la ñu gën a jox solo que majorité bi toog noppi te am ci njëriñ lool ci réew mi parce que ci biir fajkatu cosaan yooyu les médecins les praticiens de santé bokkul ak bu njëkk léegi ay érudits ñoo ci ne ay borom xam-xamu baatin ak borom xam-xamu saayir gis naa ci kuy wax ni mel ni
moom ils ont été formés, c'est des intellectuels. Mais parmi ces tradipraticiens de santé, il y a des universitaires dañuy jàng waaw dañuy jàng gestion comptabilité tout mais nekk lii parce que suñu cosaan la dañ ko donn xam ko yàlla may ñu ci donc yooyu nañ si xitaat seen bopp parce que ñun bu dee yëngu rek mën nañ ko bu dee parce que fii dara du fi jàll te ñun ànduñu ci muy médecine traditionnelle les médecins les tradipraticiens de santé waaw on est impliqué sur tous les plans bu dee politique ci ñun la ñuy ñëw su dee wërsëg ci ñun la ñuy ñëw su jàmm amul ci ñun la ñuy ñëw dans les coulisses tout le monde sait ce que je dis ici donc état bu demee bay tànn gis ab minorité taxaw naan lu baax loo xam ne ñëpp ko doon demandé bu njëkk ak les médecins consciencieux ay quelques gens jóg di ci coow di wax di ko contre tax ñu bloqué ko ah ça nous fait penser à beaucoup de choses mooy dañu minimiser ce kuréelu tradipraticiens de santé yi nga xam ne ils gèrent plus de 85% des populations sénégalaises musuñu jóg wax ci benn politique waaye on est là on est toujours impliqué donc cette loi là su fekkee génnul on se dira que et on saura que l'État n'a pas su prendre ses responsabilités à temps nous exhortons l'État de prendre ses dispositions pour faire voter la loi à l'Assemblée nationale bu doon lu leen intéressé def nañ ko bu yàgg kon population bi seen wér-gu-yaram intéressé wu leen parce que kiy faj ak kiy rey nit ànd ku nekk ne damay faj ñii dañuy faj macha allah waaye ñii dañuy gaañ nit ñi loi génn pour réglementer nga xam ne bu amee dañuy créer ay commission yoo xam dañuy ku ñëw ni fajkat laa ñu seet loo man nga bind li ma mën yëpp mu ngi nii ñu indil lay malade yu mel noonu su ma dee faj bopp buy métti ñu indil la bopp buy métti bu garaaw boo xam ni tën na médecin yi te fu ne ñu jox la ko ni la dans combien de temps nga koy def ngay ñaan pour kii wér nga joxe sa délai ñu seet nous sommes capables sur tous les plans pour faire ces tests là pour sélectionner on est qualifié sur ce plan ci mystique ci baatin ak ci saayir yaay de ñun ñëpp ay kuréel yoo xam tey dañu qualifié ci saayir ak ci baatin lan lay xaar moom état ces médecins qui se sont levés contre lu tax parce que on s'est rendu compte que y a beaucoup de pays européens yoo xam ne ils veulent financer la médecine traditionnelle mais li leen doon bloqué mooy cette loi et on s'inquiète sur ça tout le monde doit se lever pour la protection c'est de la sécurité des populations donc ñu ngi ñaan état mu dellu ginnaaw xoolaat waaw seet lan la ñu ku bañ lan moo tax nga bañ ñi nga xam ni sont concernés ñoom ñoo bëgg ñu créer loi boo xam da leen di taxaw créer tañ ci leen ba kenn du yàq ñi nga xam ne moom la loi bi nar a créer problème ëllëg ñoo ko demandé ak seeni kuréel ñoom bañuñu defuñu dara dañ ko daan demandé depuis 15 ans ñu dem ba nga xam ni def nañu lu concret ñeneen jóg taxaw di ko contre réew bi toog di seetaan ñooñu am nañ beneen intérêt bu làqu ci ginnaaw bu dul intérêt réew mi ñiy tere loi bi ñi doon wax ci loi bi léegi nag état mooy xool intérêt réew mi intérêt wu 85% population yi la war a xool sur tous les plans nag parce que à partir de maintenant ñun on saura comment faire parce que suñu gisee ni ñun fi ñu nekk ci kuréel yi ñu ne nii état day jël ay décisions yoo xam ni c'est contre notre désir suñu souhait pour que métier bi yépp li ñuy def ñu assainir ko loi waran génn ay quelques personnes jóg di wax tax état bloqué affaire bi ah nous saurons vraiment tirer des conséquences à cela c'est-à-dire dañu xool ni ñuy def donc mu ngi noonu kon ñu ngi commencé pour les affaires médecine traditionnelle ci waxtaan ci xam-xam tey dañuy ubbi nii rek moo tax ñu ci wax yépp lan moo tax bloqué loi bi pourquoi le veto des médecins et quelle est leur motivation pour ñu def loolu loo xam ne musiba la ci réew mi loo xam ni ñoom
ñi loi bi naroon régir pour réglementer ce métier-là. Ils gèrent plus de 85% de la population. amul benn politicien bu kuy falu fii kuñ dul jàppale kuñ jàppalewul doo jàll billahi wallahi taala loolu yàlla moo ko def dans les coulisses waaw sans bruit li may wax ñu bari xam nañ ko waaw ñoo xam ne tey xam nañ li may wax fii suñu maam yi depuis ñoom ku fi newoon ñuy xëccoo ku ñu àndal nga dem loolu yëpp bàyyi ko seeni sëtëg yëpp a ngi fi yëpp a ngi fi dafa am ñuy wax ak ñu waxul mais nag état xam ni boo dee choisir tu dois faire la part des choses xool intérêt réew mi intérêt 85% population bi ngay xool ce qui les met en danger ñi leen di mettre en danger d'accord ci nga créer loi bu leen di régir ñeneen jóg di ko yàq état taxaw moo war a il est là pour nous waaw il est là pour tout le monde donc na jël loi bi ñu réglementer la médecine traditionnelle créer le cadre juridique bu boobaa ñëpp am jàmm waaw bu fekkee nag ragal ñooñu wax quelques personnes yooyu wax moo tax ñu bloqué loi bi ba wote wuñ ko assemblée nationale ñime nañu musiba mooy 85% population bi ñi leen di gérer yow nga négligé leen lu leen ñu koy wax boo demandé OMS dañ la wax lu leer loo xam ne dañu enquête ba xam ñi am xam-xam waaw dañ ko xam te nañ fu wóor lañ teg seen pourcentage su 85% te ëpp na ko sax ëpp na ko waaw donc ngi exhorter état ci jàmm ak salaam jël ay mesures adéquates créer un cadre juridique pour réglementer la médecine traditionnelle qui gère plus de 85% des populations sénégalaises ku ñu contre nga yëg ko billahi wallahi taala ku ñu contre nga yëg ko ku ñu jàppale nga yëg ko sans bruit donc wax dafa jot yàq-yàq yi bari na il faut regarder les réseaux sociaux les radios les télévisions bu njëkk dañ leen doon arrêté parce que ñun dañ ji bokk ci ñi jiite kuréel yi mais après dañ bi loi bi bañ a may leen def leen neex parce que ba ngay booy tere nit day am ñi nga xam ñoo la yirif muy état nga xam ne jàmm taxoon ngay wax loolu pour nañu bàyyi nangam nañu bàyyi fi wax naa ko fa pour ñu créer cadre depuis 15 ans avec sama ñi ma àndal ñëpp ñun ñu ngi ko demandé ñu dem ba proposition de loi teg lépp teg am ñu jóg di taxaw di ko contre tax ñu bloqué ko ñun nous allons prendre nos responsabilités incha allah billahi ku ñu contre nga yëg ko ku ñu jàppale nga yëg ko ku ñu contre nga yëg ko maa leen wax lii tey je ne parle pas pour parler je sais ce que je dis waaw ñun contre ñu kenn kuy defar Sénégal rek la ñu àndal waaw nekkuñu benn parti soxlawuñ ko mais nag réew bi daf ñu soxal bu ñu gisee lu koy yàq il faut ñu dénoncer ko suñu gisee lu koy defar ñu conseiller pour ñu def ko opposition bi nañu bàyyi xuloo bi castaate bi tey proposer ay solutions y a beaucoup de problèmes waaw y a beaucoup de problèmes waaw donc ni ma ko doon waxee rek ci sama introduction seetlu nañu depuis Senghor depuis ku ñëw doo defar dara c'est-à-dire bala nga ku ñëw falu da def war a def état des lieux xool société yi daanu yi nga defaraat ko soti baa ngi nii Côte d'Ivoire am na société kii textile waaye même ivoiriens yi ak africains dañu préféré woon wax su Sénégal muy soti ba di ko importer fii di ko di yow di importer di yóbbu benn waaye ni du alal ja yóbbu yàq ko dem di tabax ay village 2 milliards et demi kenn xamul on les laisse vivre Chine ak Japon boo détourné 100 000 sax ñu rey waaw moom peine de mort la parce que day mel da nga rey population yi fii ne da ngay détourné di jënd ay 4x4 di tabax ay village mais fu ne di romb gars yi di tiitaru alors que ñëpp xam nañ lu xew dara du la ci fekk ku falu ñi nga àndal ku mën a doon nag laa wax ñi nga ànd li ñu gisagul ñi nga àndal lu leen neex def ils s'enrichissent tous en moins de 2 ans ci la ci bor loolu lépp Sénégal jël 50% yi def ci carte taf yi des ñu dugal seeni poches yu si bari waaw on a fait que remarquer
on ne fait que constater. Donc il faut faire attention ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal waa Sénégal yépp ñi jiitu tam yàlla dimbali leen not leen teg leen ci yoon wu baax may leen mooy ñu defar Sénégal ressources naturelles yi yàlla barkeel ko ñu jaar ko ci yoon nag pour pauvres yi jariñu ci commencé ci baykat yeeg ñi néew doole même ñi nekk taax yi te mënuñu am revenu mensuel de 100 000 francs par weer pendant 1 an ñooñu tam ñu boole leen ci. Abdou Diouf moo fi dindi frais médicaux gratuits yi fi newoon moo ko fi dindi baadoole yi baykat yi seen doom yi daaw ñu fay école encore ñu créé internat moo ko dindi encore moom Abdou Diouf président Abdou Diouf donc ça c'est des tares ku ñëw da nga war a defar waaye waroo yàq lu baax bu ko dindi da nga koy yokk boo ko yokkul nga bàyyi ko na meloon te keneen ñëwul pour defaraat li ñu jaaxal mooy kenn du ñëw pour defaraat su ñëwee fekk nit yàq daal defar ko. Société yi ñu yàq defaraat ko jox ko ñu wóor waaw des sociétés comme ay Sotiba ay Icotaf ay Sonacos yooyu noonu kenn bata kenn war leen il faut ñu dekkal leen wala ñu créé yu mel noonu et puis dekkal sax parce que y a les locaux y a tout non on ne comprend plus c'est-à-dire fii il faut un patriote boo xam ne tey dina nangu di déglu nit ñi dafa am solo le fait di déglu nit ñi waaw. contre duñu kenn mais dañu bëgg koo xam ni vraiment am na yéene te day wane ni day déglu nit ñi ba bu nit waxee fenn dina agir ba ñëpp dañ xam ni kii de mu ngi jaar ci yoon mu ngi dem waaw suñu ressource naturelle dafa war a feeñ ci ñëpp war nañ ko yëg moyens yi ñu ko yëgee nag état koy moo koy xalaat teg ko am wut ay partenaires yoo xam dañuy ñëw ànd ak ñun. nga jox leen délai fii ak 50 ans wala 20 ans wala 30 ans kenn du fay baadool du fay ndox du ku néew doole comme commencé ci baykat yi ñi néew doole ci taax yi sax duñu fay ndox duñu fay frais médicaux état koy supporté ci pétrole bi gaz bi c'est possible c'est faisable il faut la volonté politique waaw jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah ci temps yi rek merci beaucoup.